mbokk yi dalee nag jàmm ci seen télévision régionale Prestige TV ñu dégtal leen li fi jot a ruus ci ay xibaar. amicale étudiant yi dëkk ci Thiès tey jàngee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar daal di nañu organiser ab don de sang ca promenade di Thiessois. xibaar bu neex la ñu amoon parcelle ca Mbourkat am gannaaw ba leen njiitu réew mi Macky Sall signalé ab décret ci ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñeenti hectares ya ñu defoon forêt classée. législative 2022 ñu toll ci bés yu mu des ay bés yu néew ngir mu jeex ñuy continuer li nga xam ne moom moo di campagne bi mu ñu war koo yemale àjjuma bu 0h jotee coalition yi nag ñu ngay wéyal seen ay activité ci askan bi ngir xam seen i ay jafe-jafe. xibaaru biir réew mi xibaaru biti réew xibaaru tàggat yaram ñu ndar képp suñu xibaaru tey ne studio ñu farapàccal leen. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen télévision régionale Prestige TV egsi nañu ci xibaaru marax yi dañuy dooree xibaar yi ak jiwnu ju ñu dénk wàllum wér-gu-yaram dikkaat na ci tolluwaay mbas mi ca bisub tey ji yamoo ko altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar daal nañ ci def 1023 test ci ñooñee nag ñeent fukk ak juróom-benn yi ñoo ci amee mbas mi di coronavirus ñaari di ay cas importé ñooñee dañu ko fay indaale ñeent fukk ak ñeent di ay cas communautaire ñooñee dañu leen ko wàll ñeent fukk ak juróom-ñett daal dinañuy wér ba daal di ñibbi ci seen i kër bésub tey amul kenn ku ca nekk sauvetage bisub tey amul kenn bisub démb amul kenn ku ca ñàkk bakkanam. amicalu étudiant yi dëkkee ci Thiès tey jàngee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakaru ñoom nag dañoo organiser ab journée don de sang daal di koy def ca promenade des Thiessois activité boobee nag la ñu fa financé yëpp mu nga jóge ci seen i gafaka bopp ñu teewlu ñenn ci ñoom ci micro Isaac Dapa ak Fatou Kenyan. waaw suñu présence li ko waral mooy nekk ay jeunes avant tout conscient ci situation bi nga xamante ni am na ci banque de sang bi muy manque de sang bi. Étant jeune, étant étudiant également, nous avons le devoir de secourir la banque de sang de l'hôpital régional de Thiès. C'est ce que nous organisons ici ci promenade pour mailler son deret pour appeler l'hôpital régional. Actuellement, nous ne sommes pas en collaboration avec un hôpital. Mais nous voulons être en collaboration également avec l'hôpital, même avec la mairie, avec l'essence que nous avons dans Thiès également du côté social, santé et environnemental. Donc, mais pour le moment, nous sommes en collaboration avec quelqu'un. Juste de sensibiliser les autres mouvements citoyens et les citoyens lambda aussi. À chaque fois, nous devons passer aux banques de sang de l'hôpital Amadou Chahine Ndiéguène de faire don de sang parce que c'est important. Le sang n'est qu'un produit que nous devons vendre à la pharmacie. Donc c'est important à chaque fois nous devons faire genre activité. J'incite également la jeunesse thiessoise ñu gëna dolli waat seen kattan jox ko Thiessois yi gëna investir li ñu am ci Thiès. Également yamul ci étudiants yi kese mais ñëpp ñi nga xamanteni ay ouvriers lañ. képp ku nekk jeune daal war nga mën a ñëw nga apporter soutien à la population thiessoise parce que population bi su ñun lañ yaakaar bon initiative bi dañ ko jël ñu def ko suñu propre moyen yi nga xamante ni coordination bi activité yi muy def yëpp moom la koy defee. xibaar bu neex lañu amoon na parcelle ca Mbourkat am gannaaw ba leen njiitu réew mi Macky Sall daal leen di signaler ab décret ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak ñeenti hectares ya ñu defoon forêt classée li ni mel nag Yankoba Diatara moom moo ko daal di xamle ci émission l'invité de la rédaction ba mu doon def ci Prestige TV ñu teewlu ko. ci bëggoon wax rek mooy dañuy sant suñu borom bu baax. waaw. ci sutura bi mu ñu defal ba ñu fekke lii macha allah. muy acte bu am solo boo xam ni son excellence monsieur le président Macky Sall posé na ko. ah oui muy signé décret bi nga xam ni ñaari décret la en fait. décret bi nga xam ni mooy porte déclassement bi. pour partie bi nga xam ni mooy régulariser. mën naa ni une partie de Mbourkat. comme ni ma waxee sànq. sant yàlla bu baax macha allah. ci sutura bi mu ñu defal ba ñu fekkee. parce que lii dafa nekk loo xam ni waa Thiès yëpp ko doon xaar. donc muy loo xam ni nag lu rëy la. loo xam ni président de la république son excellence Macky Sall. moo ko defaat muy acte bu am solo. boo xam ne posé na ko pour waa Thiès. muy loo xam ne aussi engagement la bu mu jëloon. absolument maintenant comme ni ñu xamee administration rek. donc administration ay procédure la aussi donc mais yàlla suturaal nañu tey. ba mën naa ni li nga xam ni. jëloon na ko am comme engagement son président de la République yàlla mottali na ko tey. absolument mais également sant et la preuve est bien là oui gërëm
président Idrissa Seck ci taxawaay yu yaatu taxawaay yu am solo yu mu ci am ci suivi mais également ci générosité bu mu ci taxawee mais également ak nangul bu ko président de la République nangul ñoom ñaar ñu suivre ko ba tey mu aboutir nii absolument donc muy loo xam ni mën naa ni tey waa Thiès mën nañ ci sagu Sénégal mën na ci sagu mais également muy wane rek sensibilité ak taxawaay yi nga xam ne suñu kilifa yi am nañ ak may nopp bi ñuy may nopp pour préoccupation yi nga xam population am na ko très bien te lii donc yàlla dafa dogal man j'ai été témoin en conseil des ministres à maintes reprises donc man ak sama collègue docteur Ndiaye wax na ko bërki démb mais également taxawaay yu am solo yu ci président Idrissa Seck def ba bërki démb bu ñu wax ak président de la république nangu woo ko téléphone waxtaan ak waa Mbourkat au téléphone rassuré leen ni leen mu ngi en cours ba tey yàlla dogal président Idrissa jot dossier bi yónnee ma ko donc daan ma comme ni nga ko doon doxee continuer ko waxtaan ak waa Mbourkat mu informer leen ba tey mën naa ni mu aboutir ci jàmm absolument comme président ni mu ko waxee muy décret boo xam day déclasser une partie donc de la forêt classée donc mooy fi ñu occupé woon mais également décret buy autoriser donc le plan d'aménagement de détail ndax il faut après ñu daal di approuver mën naa ni plan yi pour que kayit yi gaaw génn sinon day topp ay procédures yàgg je pense que même incha allah rabbi dès demain yàlla mën na def équipe nekk en place au niveau des domaines pour commencer joxe actes yi nga xam ni moom la waa Mbourkat doon xaar depuis plusieurs années desandi ba tey ca affaire Mbourkat bi ab yenn moo yenneeku ca ña dëkkee foofe gannaaw ba ñu leen delloowee seeni suuf te mairie ville ba daal leen koy joxoon ci atum 2006 reportage Isaac Dapa. ca weerub janvier 2021 la nguuru Sénégal daane leen ay kër yu bëri foofee ca Mbourkat ca biir Thiès ba pare daal di jël bërëb boobu yëpp daal koy ber nekkee na mënu fa tabax gannaaw nag ba nga xamee ni njiitalu réew mi président Macky Sall jël na décret bi nga xam ni rek mooy delloowaat waa dëkk ba li nga xam ne moom la ñu moom foofa ca Mbourkat mbégte bu rëy juddu na ci xolu ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu déglu seeni kàddu. kon ñu ngi exprimer suñu contentement vraiment di ko remercier parce que xeex bi xeex bu yàgg la xeexu ay ati at la mën nañ ne xeexu ay fukki at wala ay ñaar fukki at daaw ñëpp gis nañ toj yi ñu fi tojoon ay kër ba léegi mbir mi sotteegul woon donc naqar bi mu juróon ci àdduna bi yëpp ñëpp di ko gis mu juróon benn gàkk-gàkk bu doy waar ci Sénégal maanaam ay borom kër ñu xëy rek daaneel seen kër donc kon tey bu ñu xëyee benn at après président ne dafa décider régulariser ko donc loolu ñun dañ koy kontaan waaye nag ñu koy wax ni application wa nag mooy problème ba dañoo bëgg bu ñu koy régulariser ña nga xam dañ leen tojaloon ñu digoon leen ni dañ leen di delloo ñooñu effectivement ñu delloo ñooñu ña nga xam ne amoon nañu fi ay terrain également ñu delloo leen parce que entre signer décret ak publier ko à journal officiel yaakaar naa am na benn durée bu mag a mag bu ci nekk donc bu mu nekk benn annonce rek ñu ne ah président signé na rek ñu yem foofu waaye nañ dem au delà de ça bu ñu ko signé ñu publier ko donc décret bi génne autorité administrative yi entrer en contact avec les populations surtout collectif fi nekk donc ñu xool ñi fi amoon ñëpp ñu mën leen delloo donc man ba ma ko déggee daal contentement laa ci am. ki nga xamante ni nag moo toppoon ci kii jiite collectif waa Mbourkat nag moom wane na mbégteem wante li nga xam ne rek moom la ci teg mooy que ni décret bi nañ ko topp ba mu mat sëkk. donc li ñu koy ñaan mooy autorité administrative yu nekk ñun ñu ngi koy suivre très près nag quand même di ko suivre très près dina leen daal alignement lañ bëgg ñi fi nekk nga xamante ne dañu fi am ay kër wala am fi ay terrain wala am fi ay pen ñu def alignement ñi nga xamante ne dañoo nekk fi nga xamante ne mbedd dafaa jaar donc ñu mën leen déplacer feneen mais ñu jox leen ñu wax ne aussi amoon na benn recensement bu ñu fi defoon recensement bu nañu fexe ne ba ñooñu ñu recensé woon ñëpp comme président moo déclassement bi c'est pour les populations c'est pas pour les autorités donc dañoo ñaan ñu jox ko population yi waaye ñu bañ ko delloo ay nit ñoo xamante ne dañoo nekk seen bureau di signer ñu mën koo jox ay nit donc loolu laa bëggoon wax daal par rapport ak si nouvelle bu bees bi nouvelle bi ñi nga xam ne kontaan nañ ci loolu donc di si remercier waat président de la république di ko wax ni daal vraiment li mu def c'est arrivé à son heure. gannaaw nag mbégte jib na ci xolu ñi nga xam ne ñoo dëkk ci bërëb boobu leneen rek li nga xam ne mooy seen ñaxtu mooy que ne ñi nga xam ne ñàkkoon nañ li ñu amoon. législatif 2022 mu des ay bés kott ngir mu jeex ñu war koo yemale campagne bi ñu war koo yemale àjjuma bu 0 heure jotee coalition yi nag ñu ngay wéyal seen i ay activité di def seen i ay porte à porte di jege askan bi ngir xam seen i ay jafe-jafe waa ji nag di xam le ni def na ci yitteem moom it ñu déglu ko ci micro Mame Birame Gueye. élection législative moom ñëpp xam nañ ni lu am solo la ci réew. parce que moo lay permettre nga fal député yi nga xamante ne ñooy dem assemblée nationale député yooyu ñoom li ñuy xaar ci ñoom mooy que bu ñu demee ñu nekkal fa population bi
comment lañ fay nekkalee population bi xool jafe-jafe yi nga xamante ni population yi ñu ngi koy dund ci gox yi bu ñu demee assemblée nationale ñu exposer ko foofu noonu permettre au président ñu jël ay décisions voter ay lois yoo xamante ne dinañ revenir ci besoin population yi donc ñun loolu la ñuy xaar vraiment ci député. comme toute élection képp koo xamante ne candidat nga di nga def ay promesses def ay programme présenter ko population bi parce que je pense que sax à travers ci programme bi ngay proposer population bi si nga leen mën a convaincre aussi que si lañ la mën a votelee pour yow nga mën a dem assemblée nationale donc ñi ngi dégg promesses yi aussi ñi ngi gis bilan yi ñi ngi gis programme yi. desandi ba tey ci élection législative 2022 yi gannaaw ba législature bi jàllee ñu daal di dëgmal beneen bu bees mu nekk nag loo xam ne ab yittewu askan wi la Mame Birame Gueye def na ci ab taxaw seetlu. ñu jëm ci élection législative yi ngir yeesalaat mandat député yi ca pencum ndaw réew mi loolee nag ñu fas yéene ko amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet 2022 bile sénégalais yi di amal ab laaj ci liggéeyub député yi ak it seen taxawaay ca pencum ndaw réew ma ñu fàttali leen ni député yi ñu ngi leen faloon le 30 juillet ci atum 2017 ñu daal di tàmbali seenub liggéey fukki fan ak ñeent ci weerub septembre 2017 ngir ñu teewal askan wi ca assemblée nationale ci ngirub juróomi at waaye yooyu les députés ñu leen di wax 13e législature doon nañ jiixi jaaxa ci biir xolu sénégalais yi ci diirum juróomi at bilan ca biir assemblée nationale dafa doon lënt-lënt ci biir gëtu askan wi ndax ñu ngi leen di doon xaar ci ay proposition de loi ak ay contrôle d'action jëm ci gouvernement bi ñii di député bu 13e législature bi nag daa mel ni loolu du seeni yitte kii di Moustapha Diakhaté di président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ak ay njoñam amaloon nañ ay liggéey yu am solo jëm ci hémicycle bi ci biir juróomi atub liggéey yi 12e législature bi amaloon na 234 séances plénières adopté 156 projets de loi posé 92 actions jëm ci lu soxal gouvernement bi lé 37 questions bindoon nañu ko te jot nañ cee am 27 tontu 11 questions orales amal nañu ko juróomi session extraordinaire daal dinañ koy taxawal ñeenti débat yu jëm ci orientation budgétaire it te it voté nañu benn motion de censure ak ñetti résolution ci biir liggéeyum juróomi at yooyu lee scandale yu bëri yëngaloon na pencub ndaw réew mi impliqué député yi jëm ci groupe majoritaire bi yooyee nag jëm ci trafic présumé de faux billets ñu déggoon ci kii di Seydina Fall alias Bougazeli mi fare ci APR lu ko weesu at yeneen ñaari député ci groupe majoritaire ba tey ñu leen di cité ci ay affaire trafic jëm ci passeport diplomatique ñooñe nag di wuyoo ci turu El Hadj Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ginnaaw dossier yu scandale yooyu mën nañoo xoolee ca beneen wet ga mission d'information parlementaire bi ñu teg jëm ci amal ak programme décennal buy yeesal ak xeex inondation yi ñoom député yi nag dal di tirer ab bilan bu satisfaisant ci boobu les programme ginnaaw laaj yi ñu jot a samp jëm ci 766 milliards yi nguur gi dégagé woon ngir lijjanti jafe-jafe inondation yi ci région bu Ndakaaru ak it biir réew mi bu ñu fàtte it enquête parlementaire ba jógoon ca coowal 94 milliards yooyu gàllu woon ca loosub directeur général bu domaine di Mamour Diallo ginnaaw OFNAC bi mu saisiré ab plainte jóge ca député bi di Ousmane Sonko ginnaaw ab gëstu bi mu ci defoon daal dinay waxit procureur de la République mu daal di amal ab rapport ñu yaakaar ne 14e législature bi dina buteek 13e bile. jërë ngeen jëf yegg si nañu ci xibaaru biir réew mi fële ca Louga doomu France ba ñu tegoon loxo ci ay affaire violence yamu doon teg ay taalibe moom nag mujjee nañu ko bàyyi xibaaru biir réew mi ak soxna Adji Aram Seck. ñu door xibaar biir réew mi wax ci élection législative yi ñu jëm ci ab communiqué comité médiation bi saytu wàllum élection yi gannaaw ba mu nemmeekoo rëkk-rëkk yu bari yi am ci campagne électorale yi ma ngay ñaax juróom-ñett coalition yi nga xam ni ñoo war a jàmmaarloo ci élection yi ñu indiwaat dal te it bu résultat élection yi génnee ñu nangu li am te ku ci bëgg def réclamation nga teg ko ci yoon ba élection yi mën a am te jàll ci jàmm. bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci Sen'Eau ñoom nag gannaaw ba ñu amalee woon ab grève nee nañ dañu koy amalaat ci diiru ñaari fan nag la ñuy ñaxtu kenn faalewu leen ci ba tey
fàttali ni li waral boobule grève moo di syndicaliste yi liggéeyee ca Sen'Eau dañoo bëgg ñu yokk seen salaire teg ci ñu teg leen ci ay anam yu gën ci yi ñu nekkoon. ñu jeexal xibaar biir réew mi ca Louga ab benn doomu France bu ñu tuumaloon ni moo siif ay taalibe te ñu tegoon ko loxo ci atum 2020 daal dinañu teggi daal di ñu tegoon ci kawam gannaaw ba mu weddee yooyu la tuuma. ay avocat wam ñoom xamle nañu ni mënuñu nangu ñu tëj ko te amuñu ay preuve yu leer ndaxte xale yooyu ñu wax ni dañu leen sàkku seen ay kàddu dafay soppeeku saa yu ñu leen di laaj. ci noonu lañ ko daal di libéré moom doomu France boobu nga xam ni moo nekkoon jiite association action en faveur des enfants talibés looloo fi wàccoon ci xibaar yi ñeel biir réew mi. jërëjëf soxna Adji Aram Seck ci xibaaru biir réew yu am solo yooyee xibaaru biti réew soxna Ramatoulaye Cissé mu ñu koy faram-fàcceel. ñu tàmbali xibaari bitim réew yi ci réew Mali ay cong daal dinañ amaat foofee ci réew ma benn bi mu ngi amoon tey jii ca fajar gi foofee ca poste Fama bi nekk ca Kalombo te nekk ca dëkk bi di Sokolo te jege loolu Jabali te nekk ci dëkk bi ñuy wax Ségou armée malienne bi mu ngi xamle tamit ay terroristes ñoo ngi doon bëgg a dugg foofee ca checkpoint bu camp Amadou Bokari Bari ñu gën koo xam ci Balobo te nekk ci cité Armée de l'Air bu nekk ca Sévari attaque boobee nag mu ngi amoon ci ay boor 1h du matin waaye bilan bi nag ba tey kenn jotu ko communiqué. xeexoo yi amoon ci diggante casque bleu yeeg manifestant yi foofee ca république démocratique bu Congo daal dina faagaagal ay nit yu bëri ñetti membre yi bokk ci mission des Nations Unies ci MONUSCO ak it juróom-ñaar ci ay manifestant daal dinañ leen fa faat foofee ca Butengo te nekk 3e ville bu Nord Kivu te nekk ca est république démocratique bu Congo ci 2e jour manifestation anti casque bleu ki xamle loolu nag mooy chef de la police urbaine bilan provisoire bi nga xamante ne jot nañ koo def nag xayma nañ ci ñetti mort ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci MONUSCO ñaar ñi nag ay indien lañ kenn ki nekk marocain ak it benn blessé waaye ci côté manifestant yi nag juróom-ñaari nit daal dinañ sa ñàkk seen bakkan waaye tamit ñu bëri daal dinañ ci am ay gaañu yu metti ki xamle loolu nag mooy le colonel Paul Goma te nekk chef de la police de Butembo. ci Tunisie nag daal dinañ adopté nouvelle constitution résultat officiel yi ñu jot a def nag juróom-ñetti fukk ak ñeent ci % ci ay électeurs tunisiens ñoo daal di voté oui ci référendum boobee. loolu nag mu nekk ndam bu rëy ci président bii di Kais Saied mi nga xamante ne daal dina am majorité bu yaatoo loolu nag nekk risque bu mag a mag ci démocratie tunisienne bi waaye opposants yi ñoo ngi xamle ne néew doole bi nga xamante ne opposants yi néew nañ ko bokk ci jogante boobee moo waral Kais Saied daal di jëlaat ndam li mbokk yi tey lii moo nekkoon seen xibaaru bitim réew. jërëjëf soxna Ramatoulaye Cissé xibaaru tàggat yaram nañuy dar keppee suñuy xibaar ñu wér la ci gën a fees. ñu dooree xibaaru tàggat yaram ak Sadio Mané gannaaw ba ñu ko tab footballeur bi gën a xarañ ci at mi ñu tabboon ko alxames ki waa weesu mu nekkoon CAF Award moom nag Sadio Mané waa Bayern Munich mu nekk club bu bees ba mu dem di fa footballer ci été bi daal di nañuy célébrer li nga xam ne moom moo di ndam la mu am gannaaw ba attaquant sénégalais bi amee fanweeri at moom nag daal di nay jëlaat ñaari yoon ballon d'or africain moo tax ba waa club bi di ko féliciter ku mel ni ko Olivier Kane daal dinay dugal ci page Twitter am ni gagné trophée bi benn yoon nekk na lu exceptionnel waaye gagné ko ñaari yoon nekk na itam lu rëy te it mu ngi wax ni mu ngi fierté la ci Sadio Mané waaye it fierté la ñoom ñooñee nekk ca club di Bayern. ñu teg ci lutte olympique Sénégal dana yóbbu ca Turquie ñaari jigéen ak ñaari góor gannaaw ba lutte olympique yi waree am juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août gi ñu
jëm ci atum 2022 gii ca Turquie loolee nag Sénégal daal di yóbbu ñaari jigéen ku ci mel ni Anta Babou ak Sofietou Goudiaby ñetti góor itam dina ànd ak ñoom mu nekk Mamadou Diouf Omar Faye ak DJ Howard ñoom nag ñu fas yéenee dem daal di jongante ji nekk ay athlètes. ñu jeexalee ak Euro féminin 2022 anglais yi daal di nañuy dóoru Suède ñeenti ball ci dara gannaaw ba seen match boobee daal di leen di may ngir ñu mën a dem ca final anglais yi nag daal di nañuy fexe ba war a jongante ci dibéer gi ñu jëm lii di final bi diggante Allemagne ak France ku ci gañe rek dana jàkkaarloo ak anglais yi ci final googee di Euro féminin 2022 mbokk yi loolee moo nekkoon seen xibaar tàggat yaram jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci ay xibaar waaye it mën ngeen wéy di seetaan suñuy xibaar ci www.prestigethies.com ngeen di am jàmm ñuy am jàmm suñu réew am jàmm jërë ngeen jëf.